man dama doon ñoom ñoo yàq sama place bu ma doon jaay ndekki fii si école bi école li ma dak lycée boobu fa nekk amoon naa fa benn cantine di fa jaay ndekki ma ak sama rakk bu jigéen gaa yi yónnee gaa yi ñëw maasale loolu lépp le président Macky Sall bëgg na jeunes yi parce que lan la dañuy bañ ñu dee ci géej gi n'est-ce pas ñu jëli leen foofu indi leen téye leen fii nii corona bi ñëw Macky Sall jël ay milliards dugal si ñuy def ket woo borom doole yi borom kii lépp ñu koy def pour lan la pour nit yi bañ a dee nit yi génn am lu leen metti nga rey leen mais kon ñoom dañu doon conserver pour du ñu rey. néew bi lii kenn du fi ñëw te duma la ko laaj. ban moment moo gën a difficile ci yow ci sa carrière. rap je pense dafa bëri ba mu. mais jox na ci benn boo xamante ne metti na dund ko ci hip hop bi mu metti la torop. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum Afrique salaamaaleykum melomaan yi ñuy suivre ci Kaba Film tey ñoo ngi leen di présenter seen beneen émission ci Cultures Unies ñoo ngi fas yéene dalal benn kilifa gu mag benn rappeur bu mag boo xamante ne Sénégal ñu ko xam bare na ñoo koy wax néew bi jotoon na am benn album national boo xamante ne Sénégalais yëpp bëggoon nañ ko depuis boobu ba léegi nag ça fait un bail ñu toog temps bu xaw a duré dégguñu ko tey moo waraloon ñu dalal ko si suñu plateau salaamaaleykum néew bi ñoo ngi lay siyaar. kooku ñu ngi delloo siyaar. jaajëf ñoo ngi lay dalal ci plateau Cultures Unies pour sa fans yi nga xamante ne yàgg nañ toog dégguñu la waaw. pour nga alhamdulilah waaw damay wax salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar leen ñaanal jàmm di ko sàkk si yéen. waaw di rafetlu tamit li ngeen ñu invité ñu ñëw toog fii nii xam nga nar a séq ak yéen weccoo ak yéen comme ça nit ñi xam lu bëri ci néew bi ak fan la nekkoon ak ñi ma doon laaj di wax ni xam nga yàlla def na léegi maa ngi ci jàmm xam nga dellu si waat naa si game bi waaw mooy loolu quoi. néew bi bu ñu ñëwee ci ginnaaw gars yi ñi nga xamante ne jot nañu la xam bëggoon nañ xam néew bi yan année la dugg ci hip hop mouvement hip hop Galsen yan année la néew bi commencé rap. waaw bon rap bi may commencé di rap nii di rabantu moment boobu mënuma sax fàttaliku kañ la quoi dama ximmali ko rek nekk ci rap xam nga daal ñun ci loolu lañ doon fowee xam nga di rabantu di jëlaat sound grand yi di ko reprendre affaire yooyu mais en 2000 la commencé intégré ay crew commencé di ko commencé jëmmal quoi moment boobu en 2000 laa ko commencé jëmmal waaw. mën nañ xam néew bi ban studio la njëkk a enregistré premier maquettam. Kolos DJ Kolos yee da nga doon enregistré ba yàgg xam nga am machine wal bi tàkk ñuy def pause xaar machine wal bi wal ba pare mën nga fa yàgg te doo enregistré foofu laa njëkk a enregistré ak benn crew bu ñuy wax salaam ji téere ji ok mën nañ xam lan moo la inspiré ba nga tuddee sa bopp néew waaw néew bi may intégré groupe salaam ji moment boobu noonu dañ ñëw ni gars yi ku nekk day jéem a xool benn tour quoi ñu tudd ko xam nga léegi rappeur tam ngoo jéem a garaaw te comme ñi fi nekkoon woowewuñ kenn sa tour bi nga xamante ni moom nga tudd quoi wala boog bu amee tam bariwul léegi grand yi fi nekkoon ma gis ñëpp changé tour tudd neneen ma ne ok man damay wut benn tour quoi gars yi ku nekk na wut benn tour léegi moment bu nga xam ne damay wut tour dama dundoon benn anecdote boo xamante ni dama ko dundoon fi ma nekkoon ba mer aalo di wax man comme néew si kër gi xam nga bu ñuy xew duñ ma yëgal bu ñuy def lii di aalo réalité la woon est-ce que comprendre nga waaw léegi après bi may seet
tur bu ma war a tudd néew bi boobu ñëw sama xel ma ne ok xam nga rappeur balaa moo dugg ci lenn da nga ciy xalaat quoi nga nekk di ci gëstu di xool di ko dëpp di bër ñu ko jéem a xool néew bi sens yëpp mu am ma ne ok te lii bon ñu bëgg ko ñu bañ ko tamit mooy suñu tur suñu dernier tour boo xam te ni moom la ñuy wooyee balaa ñëw jóge fii nii quoi parce que koo munti nekk comme ni ma koy waxee ngay apprenti wala chauffeur manébar wala coxeur waykat wala rappeur douanier wala sapeur fecckat wala ngay mbër sàcc wala agresseur député koo munti nekk après suba dañ naan le corps néew bi wala mooy loolu xam nga ma jël tur boobu mais concept bi nekkul woon ci tur bi quoi nekkul woon dama tudd néew bi rek di jël ay percal di sàngoo noonu dama lan dem concert nii dem jouer ji ànd ak sama groupe Salam bii dem jouer ji tudd néew bi keneen ko tuddoon ban bi keneen ko tuddoon ruux bi c'est comprendre nga may dem jouer ji mais daa am benn jour sama benn copain lañ sarax percal copain bi jël percal bi ni ma léegi dama lay jox percal bi comme ku ñu sarax percal da ngay dee yow jëriñoo fi dara jëlal percal ma jël percal bi maa ngi ci doon xalaat ñaw benn affaire après di ko sol mais benn jour dafa am benn concert boo man akapes bon am na ñu bëri assisté woon nañ concert boobu concert bu mag sax ma war fa dem jouer ji ci première partie bi ma ni ok man maa ngi tudd néew bi fekk sol woon naa bay waaj a dem de te percal mi ngi nii mais néew bi day sol percal ma jël percal bi ànd ak moom dem bi ma demee ma joué ma gis affaire bi nu mu demee ampleur bu mu am ak aspect artistique bu mu amoon xam nga ma ne ok damay sóobu ci lii ma sóobu ci loolu commencé si liggéey à chaque fois da ngeen doon gis sax affaire bi damay gën a innové yenn saa yi ma dugg ci kees génn kees gi di tàkk ay affaire mooy loolu quoi dama amoon envie nekk benn waay comme benn waay boo xam ne dafay yéeme côté spectacle xam naa bu ñu demee ba ci biir sax kii même ay compilation Dekkil Rap yooyu fa amoon yi si armel yi yëpp man maa ko doon job c'est comprendre Oscar des vacances bi ñuy fecc Michael Jackson squelette yooyu jugoon di kii yëpp man maa ko doon defar affaire yooyu léegi aspect artistique boobu laa bëggoon indi ci hip hop bi quoi commencé doon ko teewal commencé doon si teg jéego mais malheureusement après gis nga diabolisation bi commencé ñëw ay yeneen bagage ay concert léegi da ngay dem ba ci biir nga war a jouer concert dernier moment ñu ne leen non léegi yow bokkatoo ci concert bi te duñ la wax le pourquoi yow boo yégee concert bi day nice mais ñoom ils disent que yow da ngay yàq ak moom mais maintes reprises ndax lan lañ ci daan daw noonu moo ñoom ñoo xam peut-être kees ki nga daan indi parce que non ay kees ak gis nga damay wax ni gis nga man dëgg gi peut-être lañ ragal parce que parfois bu ma waxee ñu ne est-ce que man kese maay wax dëgg du man kese maay wax dëgg am na ñeneen ñuy wax dëgg mais ñi nga xamante ni ñoom day ay noonu dëgg lañ ñoom xam nañ kuy wax dëgg bu mu yëg ak koo xamante ne day waxantu nii war a wax pour def buzz wala pour kii dañuy xam ne waa jii nii lu ñu bëgg nas ñoom mooy démb rek maa ngi koy wax ci benn émission gis nga gars yi fa ñu bëggoon indi Sénégal mooy maanaam fi Sénégal nekk tey te suba mu war a gën a yées gën a garaaw bañ ko fi bëggee indi pour mu eggoon fi foog ñu éliminer ñu mel ni ñoom néew boo koy wax nit yi dañ naan non kii dafa raté moo tax dafa def lii mais loolu la woon te ba léegi ci ñoom aspect boobu lañ nekk kon yow mën naa jàpp ne sa carrière musicale liñ la doon xeex dafa bare mais non du lépp lañ mën a expliquer non mais si faw ñu expliquer yenn mooy loolu en tout cas am na ñoo xamante ne ñoo ngi lay suivre ñoom xamuñu woon yan problème nga doon jànkonteel ci sa carrière te peut-être tey buñ ko setaanee peut-être dinañ ñëw xam nga indi seen xam nga lan mooy problème bi lu ci gën a am solo mooy instant bi lu ñu doon nekk di ko ñaan yàlla chaque fois ñi nga xamante ni ñi ngi jege ñi nga xam ne ñi ngi ñu bëgg ñi nga xamante ni yéene nañ ñu doon ñu ko ñaanal tey yàlla mi ngi ñuy may ñu ngi ciy am ay jéego yu bari ñu ngi am wér ku ma doon gis temps yële ak nit ñi xam ni léegi maa ngi am wér léegi les des wér bi moo koy liggéey du ay affaire de non dañ ma doon xeex dañ ma doon def lii dañ ma doon affaire bi xeex la affaire bi xeex la xeex amul nga xeex nit nga dóor ma benn coup ma naan non waroo ma dóor dañuy xeex da nga may dóor est-ce que comprendre nga mais ok léegi dañuy xeex dañuy continuer xeex lu ñu doon xeex dañuy continuer taxaw fu ñu doon taxaw tant que ñu ngi nooy tant que ñu ngi kii quoi waaw bataille bi dañ koy continuer mën naa la laaj ñun moment bi néew bi di génn boobu dafa fekk ak CD moo amoon ak cassette jamono jooju pour nga génn ci loo bi dafa jafe woon trop yow lan moo la génn ci loo bi lan moo ma génne ci loo bi mooy que ni bon man rap bi ma jàngoon moom laa ñëw tari est-ce que comprendre nga ñun moment bi nga xamante ni comme man ci laa fël ak ñenn ñi nga xamante ni ñoo jamonoonteel moment boobu noonu bon gars yi dañu nekkoon ay américain carrément ñi ngi doon wax rap jolof mais xam nga dañuy gis ay final gang ay affaire yooyu affaire dafa kaana woon trop quoi est-ce que comprendre nga
après ay malal ñëw na indi benn concept. sa comprendre nga ñu dem ay pakoti ñu indi benn concept. mais après bon affaire concept bi dafa commencé woon kii ay kër gi. affaire yooyu. léegi dafa amoon benn boo xamante ni par exemple bu ñëwee. dafa war a fës par force man mu indi las bi néew bi amul. xaaral ma ñëw amul non. et sa comprendre nga mu ñëw indi boobu dalay may nga fës comme par exemple fu nit ñëpp di dem. ñii sol yére ñii sol tubay ñii sol kii. teg mooy chaque jour lu may expliquer rek ku nekk bu solee yow nga ñëw sol sa lii am loo expliquer kee ñëw sol ñetti abdomen am lu mu expliquer kee mais man benn 5 minutes bi ñu may ma ñëw ni gars yi lu ngeen di wax lépp baax na bu la wubbeeg affaire yi keneen kii ak sant jaay mais nañ bàyyi xel que ni fii lañ jëm si après suñu yére yi lu muy rafet après percal la ñuy sol su comprendre suñu kër yi lu ñuy rafet ci kees gi la ñuy dugg après gars yi ne non man maay problème bi bàyyi xoolal loolu may génn vidéo dañ koy censurer duñ ko teg. pourquoi. waaw parce que loolu nee nañ day xale yi dañ ko ragal te mag yi ñoo ko ragal mais bon télé bu njëkk a censurer sama vidéo dafa ni ay kilifa ñoo woote nee nañ ñoom xale yi ñemewuñ lii. est-ce que comprendre nga léegi xale yi ñemewuñ loolu tey lan la ñuy gis. mais tey lu gën a garaaw moom. tey lan la ñuy gis. gis nga dee boobu ñu ma doon tere. pour ma delloo ma ci delloo nit yi ci yàlla ci dee boobu moo doon tere. tey aspect satanique. bu ñuy wax affaire musique du diine ñun ba ñuy def affaire musique di dugal diine ñu ne ñu musique du diine ñoom ñu ñëw indil ñu benn diine ancré ko ci biir musique bi wax ni bii lañ war a jaamu mooy musique bi nekk tey mooy musique boo xamante ni non du affaire bi du musique bi forme bi ay trap bi mais luñ ciy def message contenu bi que ce soit mu nekk en anglais parce que nit ñi parfois dañuy naan waaw mais mën na nekk en anglais di wax parfois am na si ñoom seen musiciens yoo xam ne dañuy defal ay louanges seytaane est-ce que comprendre ay symbole quoi même bu dul ay symbole ay wax di defal ay louanges seytaane di ko tagg di ko gërëm di ko sant ci nekkal gi mu leen nekkal. fii Sénégal non pas Sénégal mais loolu lañ bëgg indi fii nii. mi ngi ñëw ndànk est-ce que comprendre nga mi ngi ñëw ndànk parce que ñu ngi lay wax ci son yow la ñuy wayal ñu ngi lay wax loo comprendre lan lañ ci jublu. man xaw ma ci dara yow laa bëgg jàngal ma lay wax loo comprendre est-ce que comprendre nga. tey boo demee Chine bëgg wax ak chinois yi da ngay wut ku la traduire chinois nga wax leen. est-ce que comprendre nga mais yi ñuy côté ci musique bi pour lan la. parce que xam nañ ni am na ay affaires yoo xamante ni ñoom war nañ mën a liggéey ci loolu. te affaire boobu dafa am ñi ci nekk xam ko. ak ñi ci nekk te xamuñu ko sax. te ci liggéey boobu lañ nekk. ok léegi mën naa la laaj. contenu rabu classique bi amoon démb. ak rab bi am tey pour yow ban moo ci gën a am solo. mais loolu du question ban moo ci gën a am solo bu am démb moo gën a am solo quoi. parce que démb yëg-yëg la woon. peut-être que am nañ quelques yu doon plané. comme nii mais tey lu gën a rëy. est-ce que comprendre du yëg-yëg quoi. est-ce que comprendre gars yi da nga mën nga ñëw nag interroger rappeur mu naan la non c'est que maa am feeling mu def lii non. dafa am lenn loo xamante ni moom moo leen di guider. te loolu lan la tudd mooy buzz. loolu lan la tudd mooy succès loolu lan la tudd mooy xaalis. est-ce que comprendre nga du bokkul ak lu nit di yëg tey benn néew bi dox am leen lu mu gis mu affecté ko dugg ci xolam metti ko ba mu koy génne rab boobu laa lay wax. boobu mooy rab boobu mënoo ko tëkkaleeg affaire yi nii. wallaahi du dara du comme li ñu leen di bëgg a gëmloo ay grands yi non dañoo sadik dañ leen soxore dañ leen iñaane wallaahi du loolu. man sama doom du ma déglu. ñoom lay déglu. mais su ma sañoon dañuy wax ak sama doom mais ci yëg-yëg. ñu wax ko lu am njariñ. waaw ba pare di ko waxee yëg-yëg de waxuma xam nga gars yi boo waxee ñu ne. ok diw dafa mën bind dama koy dégg. ma déglu kooku bind mu rab ci benn affaire quoi mais xam nga lan mooy problème bi ci li muy rab. yëg-yëg bi amu fa. ku koy dégg nopp yi rek mooy dégg mu dem da koy fecc après mu jeex. naan lu jóge ci xol day ok mais da ngay rabal nit koo xamante ni tey par exemple mu nekk ci ay bagages. sonn wala mu loof xamul fu mu jëm nga wutal ko solution ak yëg-yëg. mu ne kii nii c'est un frère boo xamante ni mais ñun loolu la ñu def. bi ñu nekkee ci mbedd bi nar a jàdd. ñun rab daf ñu faj. bañ naree def ay naka su dul noonu rab daf ñu faj. ñu am luñ ci def ba tey booy yi ñëw nekk di ko gën a yaatal mais lan la ñuy côté pour ñu wax leen dëgg. léegi mën naa la laaj benn affaire. par exemple li gars yi di wax naan grand yi dañoo déserté dañoo daw. parce que boo xoolee 90% des old school rabat ñoo ngi rap mais déggatoo ñu génne benn produit du vidéo du dara par benn ngay déglu ay peut-être ay gën maan xumaan ngay dégg ñu manifesté wu par ndànk par benn vidéo bi yooyu yow noo gisee wax boobu. non mais
bon peut-être que gars yi ñuy wax ñoom la concerné man sama raar bon peut-être que dafa am lu ko waral peut-être que ñeneen ñi tamit seen raar am na lu ko waral mais man leen laay wax de. man mais dañ naan gars yi dañoo daw yow loo ko def. non daw lu ñuy dawee gars yi musique bi c'est que bon am na daa am gars yi instant bi musique moo tollu fenn foo xamante ni gars yi dañuy jéem a teg ay business teg ay c'est que loolu dafa nar a yàq culture urbaine bi ñuy wax dëgg. xorom si quoi loolu mi ngi koy yàq si. hip hop da doon dundal da doon dëggal koo xam ni sax yorul dara. mais hip hop da ko doon nekkal. que ce soit ci ay break dance ay karan jeneen yoo xamante ni ay sensations yi la xam ne ñun ñoo ko bokkoon. mu ñu doon dundal quoi waa Guédiawaye di koy yëg mën ko bokk ak waa Pikine kii ainsi de suite. c'est comprendre nga léegi di jékki-jékki amour boobu ñu amoon ci affaire bi ñu yàq affaire bi. parce que affaire xaalis lañ teg ay affaire de loo wax léegi dañ naan la moo ni. mais mën naa li amoon démb est-ce que mën na dellu si waat. comme. tu penses que musique bi gars yi classique musique hip hop classique bi ngay wax bu am yëg-yëg bi. waaw bi nga doon wax bi gars yi doon def démb. est-ce que tu penses que mën na ñëwaat ak génération bi. bon mën na ñëwaat bu fekkee mais foog mu am xeex nee naa dafa am benn xeex boo xamante ni ñee dafa am lu ñu bëgg def. ci côté sonorité laay wax ci côté bind ak ci côté. non mën na gis nga booy yi ñoo ñu est-ce gën a que tu penses pas que dëgg musique bi ñu doon def démb dafa xaw a yàgg ci. dama lay wax ni gis nga booy ñoom dama leen di déglu yenn saa yi du tout le temps booy yi ñoom am nañ xarañteef am nañ moyens yi tey fu ñu toog ay ordinateur ay lii man pour ma bind texte damay sonn dama doon sonn wala ay wóog maan lañ doon répété booy yi am nañ talent beeg lu ñu bëgg def dañ koy def man moo tax dama leen ni nañ ko def waxuma ay lii ak naa de ay Ngaaka Blindé ay Dip mën nañ def loolu ma lay wax def ay son sensibiliser booy yi ci live bi nu mu demee même buñ ko jëlalee benn album boo xam ne doo am sax ay ego trip ay yenn affaires yi pour booster loolu mu dem ñu wax ak booy jeunes yi gis ngeen booy yi ni ñu saaraanee gis ngeen booy yi ñuy gis nii après dañuy bàyyi noonu mu sedd pour l'intérêt de quelques personnes parce que dañu siiw wala dañu lii mais dañuy wax ak ñoom. yow da nga bëgg a wax ne booy seen musique amul message. non message bu yëg-yëg amu ko. léegi loo leen di conseillé. li ma leen di conseillé mooy li ma lay wax nii nañu delloo xel que ni nañu jéem a xam que ni ñoom ba ñuy faayit nekk ci mbedd mi si wut bi ñu leen di téye bi yar leen jàngal leen même yu ñu leen def yu bon sax c'était pour defar leen ba ñu xeex ba toll fi ñu toll fii keneen ku leen wax ni boo defee lii moo lay yóbbu fenn kooku daf leen bëgg nax parce que ñoom lañu def ba yegg si fii nañ ko continuer def buñ nangu dugg ci yenn mbir yoo xamante ni ëllëg dañ ciy am problème parce que xam nga lan moo tax boo sacrifier ay génération pour sa doom mën a jàng ci école bu baax pour sa doom mën a lekk ba suur pour mu mën a naan ba màndi pour mu mën a am sécurité donte da ngay jël gardien teg sa bunt sa doom boobu jour bu taseeg ki nga xamante ni moom nga sàgganee woon nga ni yoonam nekkul ci lu muy dund après kooku mooy jur benn agresseur mu taseeg sa doom agressé ko ñu rey ko ñu naan ndeysaan dee bu ñaaw nii wag naa insécurité dëkk bi dañ ko war a coow lii tax dëkk bi am sécurité mooy ñu defaraat jikko yi mooy ñu defaraat xel yi mënuñu nekk di defar jikko yi xel yi te dëkk ci fo dëkk ci di sàmbay mbayaan dëkk ci di def ay affaire ku nekk sa compte bopp non mënul nekk léegi yow par rapport ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor hip hop bi ñi nga xamante ne ñooy organiser festival yi ñoo nekk tête d'affiche ñoo nekk ci kaw yow lan nga leen di wax ban appel nga leen di jox ak ni hip hop bi demee nii. non mais bon ñi yor loolu ngay wax xam nga dafa am ñoo xamante ni par exemple tey dañuy ubbi structure wala benn affaire ma ñëwatu waxati toujours côté xaalis bi la ñuy xool. parce que boo seetloo lu tax ma laaj question boobu ay flow par exemple ay ngaaka booy yu bëri fa lañ génnee te boo xoolee jury yi ay xumaan lay doon ay kayit lay doon est-ce que yow en tant que old school sa point de vue bi nga am est-ce que ñoom moom lañ am falaa doon ñëw dama ni parfois nit day organiser benn affaire côté xaalis bi rek la ciy xool bu ciy xool côté xaalis bi day xool fan la nit yi di gën a ñëwee affaire yooyu te loolu moom nit ku ko sàlloo di xool mooy maanaam fu la nit yi di toppee maanaam fu alal bi di duggee mu gën a gaaw rek bu sàgganul da ngay def loo xam ne waroo ko woon def gis nga booy yi ca moment boobu lañ leen waroon préparer ci ñoom rap bu ñu nekkoon bi ba pare jàngal ne nan la ñuy amee xaalis ci rab bi ci ay yenn business yu ñu mën a def yoo xamante ni duñu arnaquer kenn il se comprendre nga di am xaalis di produire yeneen booy yi nga xamante ne ñu ngi ci yeneen secteurs yi mais boo ñëwee nga bindloo booy bi ego trip nangam sangam même ku kenn bu defee texte bu nice sax kenn ñëw def ego trip mooy loolu man jël naa fi benn concours boo xamante ne après toog nañ 1 heure de temps pour wax ni man maa gagné concours bi parce que bon
ñoom lu ñu doon waxtaan xaw ma ko parce que public bi yëpp ñi fa nekkoon ñëpp d'accord nañ que ni kii moo gagné concours bi mais dañ doon xaar di xoolaat xool je sais pas doo xam sax la lañ doon mais xaar. kon mën naa la laaj yow par rapport concours yi nga xamante ne ñoo ngi am Sénégal. yow pour yow jury yi technique de rap wala musique la ñuy favoriser wala bind. non ñoom xaw ma lan la ñuy favoriser parce que bon jegewuma loolu pour xam dëgg-dëgg. mais man dama joxe sama point de vue ma ne. ñoom dañu waroon bu fekkee man li ma bëggal rap jolof bi ñu doon wax ñoom bi ñu doon wax parce que ñi nga wax ni ay jury lañ ay xumaan ak affaire yooyu. ñoom ñoo ñu doon fatt ak loolu. est-ce que comprendre nga. wax ñu affaire yooyu bañ kii ko bu fekkoon ñoom loolu ñu doon def ba tey ñun ñu naroon nekk ci chemin bu bon ñoom ñu xëccuñu. teg ñu ci benn chemin ba tey ñu mën a toog nekkuñu ay agresseur nekkuñu ay kii te nekkoon ci mbedd mi dëkk ci mbedd mi. est-ce que comprendre nga def fa ay at ci mbedd mi di fanaan fu nekk ci ay armel ci ay gaar ak ci ay lu kenn xamul di def lu nekk ñoom ñu jël ñu si yoon boobu indi ñu si benn yoon est-ce que comprendre nga kon ñoom bu ñu bëggee tàggat ñeneen di leen juger ak affaire yooyu ñooñu war nañu fexe ñooñu di def comme ñoom lu ñu doon def bu mën a indi tey ñooñu demoon di dënki di def naka sudul noonu. Très bien. Merci néew bi bu jógee ci loolu bëgg naa xam néew bi ay projet fan la toll instant nii fi ñu toll nii ci néew bi ci lan la nekk. waaw ok fi mu toll nii instant bi nii ci lan la nekk mooy que ni comme wàll bii nii jéem a bon def ay émission wax gars yi que ni bon dellusiwaat naa maa ngi ñëwaat naa ci game bi quoi. est-ce que comprendre nga. léegi beneen bi ci topp maa ngi nekk ak waa 313. ñu ngi doon job benn album. fa ñu nekk 313 ñu ngi fii ñu ngi partout dans le monde quoi. waaw rappeurs yi am na ñu nekk Sénégal am na ñu nekk États-Unis bon ñu xam ne. ñu bëri waaw ñu ngi ci projet. am na son yi commencé dugg. son yi pratiquement est-ce que yëpp dugg na sax même ay vidéo yu pare yëpp. xam nga léegi loolu xam naa gars yi bu jotee leeral rek ñoom dinañ ci gën a avancé wala bu ñu joxee ndigal à ce que ñu avancé maa ngi ci projet boobu. pour projet album tamit man maa ngi nekk di si waxtaan ak benn gaayen pour coproduction bi benn gaayen Célestin maa ngi koy big up au passage moom bugul sax may wax turam mais ñu ngi siy nekk di job xam nga bu dee album moom mooy loolu quoi man pare naa pour def benn album wala ma def double album après ñu ñaanalante. ku nekk dem quoi gars yi dañ la soxla fii mën naa la laaj benn question. néew bi. booy dox ci mbedd mi ak sa absence. nga dajeeg sa fans yi ñu naan la waa mais néew bi foo nekk looy xaar yow xanaa gisoo liy daw. lan lu mu lay def loolu. non waaw daf may benn instant dina tooyal sama xol. mais daf may gën a motiver waat quoi. daf may wan ni chaque fois lii nga nekk nii bu ko xeeb quoi parce que am na ñeneen ñu la stop. te ñooñu sax ñoo tax may gën a faayit nii quoi. est-ce que comprendre nga. waaw. côté bii nag côté social la quoi. toog nañ fi benn moment boo xamante ne réseaux sociaux yëpp dañuy gis néew bi dafa feebar. ba Lamay Sène mujjee def benn action bu nice pour gars yi participer ci sa tawat. affaire boobu fan la mujjee ak sa tawat ba xam yàlla moom lay may tan. waaw yàlla mi ngi may tan bu baax foofu laay njëkkee. waaw yàlla mi ngi may tan bu baax. alhamdulilah waaw instant bi moom affaire yi macha allah quoi. alhamdulilah waaw affaire boobu tam nga wax côté social bi. loolu la quoi man benn instant après. bi affaire yi passé damay xool affaire yi bon damay xaw a kersaw quoi. mais xam nga lan laa doon delloo sama bopp. xam nga lu tax du waroo cee kersaw pardon donc moo tax après sama question lay doon pour que looy lancer. waa SODAV. ak ñi nga xamante ne ñoo yor culture Sénégal. parce que yàggul dara El Hadj Ndiaye. dégg nga feebaram. te avant ñun ñuy dugg ci art yàgg dañ dégg ay artistes yu mag bu ñu feebaree gars yi dañ leen di kettal est-ce que loolu warul tax sax ñun ñu organiser wu suñu biir pour lii bu fi amatee mu bañ a bett kenn gars yi war a mën a jóg. xam nga faj ko ci waaw léegi loolu tamit di leen ci boo gisee man la dama ci doon kersew xam nga nit kese la quoi am na leen loo xamante ni yow boo ko xaarul woon dëgg sa life après mu ñëw. mu demee noonu da nga ciy kersew man la xam nga lan moo ma doon dellu si. wallaahi nit defaluma lu ma mënul defal nit. dëgg la. billahi wallahi wa taala ñi ma xam na loolu. rawal est-ce que comprendre xam naa la bu baax man su doon téye wala xalaat leneen kon damay am lu bari man def naa buzz comme nit ñi nuñ ko defee fii nit ñi ñoo gaaw fàtte rek est-ce que comprendre nga def ay concert yu garaaw def lii doot gagné xaalis karang mais xam nga lan mooy problème bi man dama téewul dara pour man
te loolu maa ngi ciy sant yàlla di ci sant samay waajur ñu may yaree ci loolu est-ce que comprendre nga loo am joxe ko ñi nga xamante ni dañ ci jàpp tamit maa ngi leen di sant di leen gërëm surtout Simon dama koy wax Simon am na yu bëri yoo xamante ni si côté hip hop ak côté ay affaires yu bëri yoo xamante ni maa ngi moom jubawuñ si loolu ñëpp xam nañ ko ñëpp mais tamit nit bu defee benn affaire da ngay xam ne kii xam lu mu la topp na ma hôpital fu ne ñu jaabante fa il se comprendre nga waaw taal otom fu ne hôpital bu ne yenn saa yi dañuy dem benn affaire boo xamante ni du am si CTO ñu war a dem beneen kii def ko jour bi jabaram di def anniversaire maa ngi moom ñoo nekk bàyyi xaaju guddi il se comprendre nga sonn si mooy loolu obi médecin obi médecin affaire yooyu gars yi waaw lu dul rab gaal seen gars yi waaw même waa Sodaaf bi ngay wax sax xam nga lu mu la après benn instant mooy loolu kii naa jàpp nañ ci quoi ay ñoom Maxtaar la Kagulaar Iba affaire yooyu xam nga benn affaire rek laa si kii quoi laa si xaw a ñaawlu wala benn affaire après bi affaire yi passé gis naa benn publication ma gis ñu bind si benn numéro boo xam ne numéro bi du sama numéro te xamul numéro kan la nit a ko dugal di ci wut xaalis waaw ok bon pour loolu tamit am na si beneen affaire bi tamit am na ñoo xamante ni. bon dañ lay mais loolu foofu ba pare loolu du ñu romb loolu ah parce que numéro boobu noonu ci ban compte kan la duggee. non xaw ma ko. non compte ci Facebook la. waaw Facebook la gis naa ko xam naa compte kan la ak lépp liir naa ko xam naa kan la ak lépp. waaw mais jàppale ñu nag ñu xam kan la. non 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 parce que mën na ko defaat. yow xam nga du ma jaar yooyu. mais mën na ko defaat. yow man gars yi du ma cëfeel waxuma loolu. waaw nañ dellu ci li may wax moom moo gën a am solo quoi loolu lépp amul solo gis nga adduna. non mais Sénégal moo def adduna. foofu sax lañ toll gis nga nit yi bu ñuy jàppalante rek duñ sonn. dëgg la li ma arrivé tey suba mën na arrivé keneen gannaaw suba mën na arrivé keneen. mais nit yi ñoo war a def seen bopp que ni. instant bii nii Sénégal. wallaahi ñu ngi rey suñu bopp du pétrole. du or. du diamant. du zircon du len li ñuy wax nii lenn lu koy sukkali. xam nga Sénégal lan moo ko mën a sukkali. mooy solidarité bi nga xamante ni moo war a am suñu diggante moo am suñu diggante. na nit yi di gëstu nit yi. sécurité. buñ ko bëggee am. boo gënee yokk gendarme yokk police yokk liif yokk fetal yokk mënul indi sécurité. sécurité xam nga lan moo koy indi. mooy man may dox yéene ñëpp jàmm. waaw ñi may doxandool yéene ma jàmm loolu mooy sécurité. est-ce que comprendre nga. te loolu dañ ko war a jëmbat ci ay jikko xam nga di ko yaree di ko jàngalee di ko mais yi nga xamante ni ñoom ñoo war a sauver Sénégal loolu lañ nekk di rey. loolu lañ nekk di rey bi ñu gëm loo ay pétrole or affaire yooyu nga xamante ne ay guerre kese lay indi. ñëpp xam nañ ko mais dañ ciy nekk di. ok tey sa engagement ci côté politique. néew bi fan lañ ko mën a féetale opposition wala pouvoir. non man Sénégal laa féete dama lay wax benn affaire. nekkuma nit yoo xamante ni par exemple. damay xëy comme Macky Sall war a def dara. instant bi bu élection amoon tey muy dépendre si man ndax Macky Sall day wàcc tey. est-ce que comprendre tey Macky Sall waaw. àndoon moom quoi non dama lay wax tey Macky Sall bu doon dëkkmal benn affaire. dama koy ñaanal pour mu sotti loolu sotti. est-ce que comprendre nga buy dox benn affaire. nii tant que li ma bëgg man. amagul wàccagul dama koy ñaanal mu réussir. nekkuma noonam nekkuma koo xamante ni damay bañ nit wala benn affaire. mais xam nga lan moo nekk problème bi. mooy que ni li dëkk bi di doxee nii te moom mu nekk njiitu réew mi. waroon coo def kéem kàttanam. benn moom bu ko mënul matale sax man ma xam ne def na ci kéem kàttanam kéemtalaay kàttanam man mi ko fotaloon en tant que sénégalais. yow da nga gis ne dafa seetaan. mais dafa seetaan bàyyi ñun li xew ci banlieue bi ku waxul ni dafa seetaan rek da ngay wax lu la neex quoi ku waxul lool rek. da ngay wax ni yow da ngay wax lu la neex. kon yow émeutes yi am nii passé pour yow lu ko waral lu ko gën a waral. coono la wala. émeutes yi am xam nga lan moo ko waral. mooy que ni dofloo nañ Sénégalais yi mooy li ma lay wax man la Sénégal fu ñu bëggoon egg foofu la ñuy egg mooy maanaam dofloo nañu Sénégalais yi ba ñu dof ba nga xamante ni bu ñuy jóg sax dañuy jóg aveuglément. est-ce que comprendre nga. tey boo yi ñàkk seen bakkan ci loolu. mënoon na ñàkk. mënoon na ñàkk parce que affaire bi am na boo yi ñàkk nañ ci seen bakkan. nee nañ benn nit lañ bëggoon xaw ma teg kii dañ ko war a dindi mais dañ ko war a dindi quelque booy ñàkk nañ ci seen bakkan. après loolu est-ce que dañ na est-ce que justice bi jub na. est-ce que leneen ak leneen am na. loolu du solution bi du noonu. waaw mais yow booy yooyu ñàkk ci seen bakkan est-ce que affaire yi am na suite. mais nu muy amee suite. parce que parcelle sa wetu ko noonu dégg naa am na booy. mais kan moo leen rey.
kan moo leen rey. kon ñun daal perte nañ. mais nan lay demee parce que gars yi ne leen justice lañ doon xeex mais léegi ana justice foofu booy dee ñàkk seen bakkan te man lu ma gën a metti ci loolu. mooy que ni gars yi dañu wax booy bu ñu dem ci géej. am sax ñu dem ñu jëli leen. ñu ne ok le président Macky Sall bëgg na jeunes yi parce que lan la dañuy bañ ñu dee ci géej gi n'est-ce pas. ñu jëli leen foofu indi leen. ñu indi leen téye leen fii nii corona bi ñëw. Macky Sall jël ay milliards dugal si. ñuy def ket woo borom doole yi borom kii lépp ñu koy def pour lan la. pour nit yi bañ a dee. nit yi génn am lu leen metti nga rey leen. mais kon ñoom dañu doon conserver pour du ñu rey. comme loolu lay niru de. ok léegi nag lenn moo am ba jeex gis nga man yenn yi sax bugguma di ko wax. xam nga lan mooy problème bi mooy bu ñuy rayante ñu génn rayante mu jeex quoi bu ñu rayantewul ñu bàyyi mu sedd. man jour bu ñu jëlee décision rayante. Man dinaa génn man déjà lacrymogène sax bu ma xeeñee damay xam. mais xam nga lan mooy problème bi mënuñu jóg tey di xeex à demi mesure ay nit di ci dee ñu leen di rey ñu bàyyi noonu mu sedd. instant bi nii kan mooy wax ñu génn ñu wax booy ñu leen rey yow booy yi tey par exemple benn booy mën na song sax benn policier ñu ne légitime de défense la mais booy bi ñu rey fii parcelle mais lan lañ ko reyee ñun fi buñ gis lan la. waa ji moo visé ba mu neex mu rey ko mais léegi loolu fan la ko teg. kan moo koy lijjanti parce que booy bi du doomu député du doomu maire du doomu ministre du kii. mais léegi tey Macky Sall bu génnee fii ñan ñoo koy tàcc. ñooñu nga xam te ni après bu cool amee ñoom la ñuy rey seen doom ñoo koy tàcc. te dee bi du loolu de du corona rayul. corona rayul sax ñoom corona bi ñoom peut-être que dañu xam ne mën na ñëw si ñoom moo tax sax ñuy kii nii. mais yow man bu ma la limalee samay copains yu dee ci safo yow am nga ci. am na ñu may seetaan ku nekk na xool xaritam yu dee ci safo. ñu compter leen est-ce que ëppul dee ci géej géej dee ci corona bi ay boo yoo xam dañuy jóg di ko jaayante yi toog ci ay façon safo ngeen di fay journée 2500 journée 1500 ñuy jóge foofu di daanu di dee. est-ce que comprendre nga mais ñooñu lan la mais nañ dem jàppale jeunes yooyu. mais kenn du leen wax ay gaal la ñuy wax ay ñoom ñoo soxla ay affaires yoo xamante ni ci la ñuy naxee askan bi pour am buzz ci seen cadre chaque jour ñuy wax si ñoom pour fàtte suñu métier. les gens souffrent fii ci banlieue bi ku ko wax ak ku ko waxul maa ngi nii bu may ñëw fii ñaata temps laa def si yoon bi 2 heures de temps pour benn affaire may fat di ko muñ am na kenn koo xam ne mi fi war a jóge war a dem jëndi benn ordonnance wala mu feebar wala mu nii te depuis Abdoulaye Wade ba léegi ñu ngi jël ay milliards def ko ci tali ba léegi mënuñu am tali yu baax. mais bi yow sa engagement bu métti bii nga nekk est-ce que du moo tax gars yi di la xeex. mais c'est xam nga ku nekk ak sa problème man sama problème dama leen ko wax. sama problème xam nga lan la. man dama judd ma nekk xale bu ndaw. sama papa gaañu. sama papa bu gaañoo ma nekk ak sama yaay mu ñëw doole du jóg ak di daanu ma gis ni ñu koy xoolee ak adduna bi ni muy demee est-ce que comprendre kenn du ko boole si dara parce que lan dafa ñàkk kese bu ñu amee xew wala affaire yooyu mu gis man nii pour ma dem xew ça pose problème nit yi tuuti ñooy ñëw mais ñeneen ñi nga xam ne ñoo am si koñ bi gars yi dañaloo ñëw fees fa dell te day yow ki ñuy xeex noonu moo leen gën a baax moo leen gën a yaru moo leen gën a yéene jàmm moo leen gën a lii est-ce que comprendre nga mais loolu lépp ñu koy def parce que kooku amul man ma ne lii nii bis bu ma amee doole dama koy xeex yàlla dénk ma micro bi doole nga may tegal ay non boo deful lii boo am xaalis boo deful lii doo def ñaanal leen ma wër rek naa bañ a xaalis da nga koy lijjanti boo yenoo dàmb da lay fay dëggalum la man dama doon ñoom ñoo yàq sama place bu ma doon jaay ndékki fii si école bi école li ma dak lycée boobu fa nekk amoon naa fa benn cantine di fa jaay ndékki ma ak sama rakk bu jigéen gaa yi yónnee gaa yi ñëw maasale loolu lépp ci jeune bu bëgg wut non instant bi maa ngi liggéey comme vigile maanaam maa ngi leen di biga baale maanaam fu ñuy jaayee ginaar foofu noonu maa ngi fa di dóor guddi gi xam nga lu mu la ñun tant que ñu ngi am wër dañuy dóor man ngacc naa foos coxé jaay gerte caaf raxas ci nu ngénte damay jaayante quoi parce que samay doom chaque jour loolu laan di conseil dama leen ne xoolal da leen ko jaayante bu jëree sa nga jaayi poobar dama jaayi poobar est-ce que comprendre nga am du ndam li du am de am yàlla moo koy joxe mooy xool ku ko neex mu jox la mais yow amal ful lay nekk ci man toujours boo gisee sax may gën a wax loolu la jeunes yi laay bëgg ñu comprendre que ni wallaahi gars yi da leen di nax amour bi ñu leen di wayal nii chaque jour di ko statique di ko lii existé wul xam ngeen li xew seen koñ yi mooy xew fépp boo amul xaalis amour boobu duñ ko am ci yow est-ce que comprendre dañuy simuler dem leen ngeen dem liggéey dem leen ngeen dem wuti xaalis
amul nekk fi toog fi jaay ay boy town ku tëgg nga dem fayal ko 10 000 ku tëgg nga dem fayal ko 1000 francs day jël xaalisam def ci poosam après yow nga toog investir leen ngeen jéem a job ju xool loo xam day may xaalis lu lew ngeen nekk si bu dee da ngay rab sax nekkal si di joobaale en même temps man loolu rek laa retenir ci sama feebar bi ma ne dama koy wax sama mbokk jeunes yi mooy que ni même booy rab sax wutal leen loo def wutal benn business di ko def de côté quoi. comme ça muy doxaale boo rabul yaa xam looy liggéey booy liggéey mécanicien booy am tuuti weccet jëlal weccet boobu nga dem a dugal ci benn business yaa xam business lan la nga jëm si dugal di si amaale benn weccet parce que lu ñuy dundee moo ñu mënul dundal mënul fay luyaas fay ndox fay courant mënul nekk xam nga ban xaalis la Sénégal di dundee lu gën a bëri ma waxati nag ñu gën ma mere mooy xaalis boo xamante ni ay tegante dil la tey sama moroomu jeune yéene woon naa leen bu ñu amoon liggéey peut-être dañuy jug foofu ñooy dem taxaw ci marché ak affaire yooyu da ngay indi sa portable wala affaire yooyu ñu jënd ko jox la bu baaxul te ñoom ku la koy jaay wallaahi xam na ni baaxul dañ lay lëfal quoi merci xam na ko nga dem ci marché yi ñu def la noonu nga dem feneen ñu def la noonu nga dem feneen fépp ñu def la noonu mais léegi dëkk boobu di dundee xaalis boobu ger bi ci tali bi ñëpp xam ko sénégalais yëpp a ko xam guerre bi ci tali bi ñëpp a ko xam. am na par exemple am na ñoo xamul moo guerre. guerre mooy corruption am na sama benn son buy génn bu tudd apprenti fëggal ma. wax naa ci yooyu yëpp. affaire yi ñuy nëbb. buum yi nga ciy wax. wax naa ci buum yi wax ci borom car rapide yi wax ci sénégalais yi dugg ci car rapide yi incha allah yàlla nañu yàlla may. ñu album bi génn mais album bu génnee di ngeen am yu bëri yoo xamante ni mooy loolu. néew bi kañ la gars yi mën a xaar premier single néew bi mën nañ ko am d'ici été bi wala fii ak décembre. bon. non instant bii nag mënu ma joxe date de mais incha allah après tabaski daal bëgg naa def sama concert comeback jour bi may def concert bi si la single boobu di génn. concert bi foo koy defee. fële sama secteur Grand Médine. Grand Médine tey ku bëggoon a contacter néew bi ci ban numéro la koy contacter. néew bi 77 226 69 34 mooy sama numéro ji bi boobu. mën nga ko répéter. 77 226 69 34. néew bi. lii kenn du fi ñëw te duma la ko laaj. ban moment moo gën a difficile ci yow ci sa carrière. carrière rap je pense dafa bëri ba mu. waaw mais jox na ci benn boo xamante ne metti na dund ko ci hip hop bi mu metti la torop. bu ma génnee album wala génnee gu ma album. bi nga génnee album ak bi nga génneewul album sa carrière quoi. ok bi ma génnewul album waaw mais loolu faju na après quoi bi ma génnewul album mës naa dem benn concert bu amoon jàmmalaay ma ñëw fekk DJ ko maa ngi koy big up au passage waaw parce que après moom seede waat na ko sax ma ñëw fekk ko moom moo doon gérer affaire yi quoi ma ne ko grand man dama bëgg yéeg si kii bi jouer quoi mu ne ma ñoo instant bi affaire yi fees ma topp di ko sarax ma ne ko grand billaahi bu ma yéegee fii nii xam nga affaire yi dina nice quoi ma ne ko ki tax ngeen di Viviane moo doon def concert ma ne ko ki tax ngeen di def concert bi sax du ma gën a neex le parti ma wax loolu ne ma wax ko loolu ne ma wax ko saa yi aju ma ne ko léegi man jàppal sama tur néew bi laa tudd li ma mës a dégg xam nga te boobu mooy loolu quoi parce que concert moo bëri woon nit bëggoon naa yéeg wane sama bopp yone bopp après mais yàlla mayaat na ma ko ci beneen occasion après moom tamit taxaw na seedewaat loolu métti woon na ma trop. looy dénk Sénégalais sa mot de la fin. sama mot de la fin Sénégalais li ma leen dénk mooy li may wax rek mooy nañuy jàppalante tey bu may gis ñuy toog di wax ni nañu xeex li yalwaan yi ci biteek affaire yooyu loolu waa kër gi rek mën nañ koo lijjanti gis nga bu njëkk ba bu amoon koñ bi bu amoon benn néew ji doole bi fa nekk da ngay gis gars yi di jël ay bool di ko dugal ci ay carton di ko fiil ci suuf di ko jox parce que kooku ngay defal loolu defaloo ko de kooku ngay defal loolu dina ko permettre moom muy lekk à temps jox doomam mu lekk ba suur doomam mën a xëy dem jàngi xëy ceeb bi bu xëyee mu tàngalaat ko mu ndékki dem jàngi doom ji du am yenn pression yi mais léegi bu fekkee da ngeen ko seetaan yaay yi di jug dem wuti ba sonn ñëw amul mu ñëw fekk doom ji noonu amul lu mu ko jox kii boobu noonu doom ji am na nu muy génnee si mbedd mi benn affaire bu ndaw rek mu bon billaahi ñi ne ci mbedd mi ñuy wax dañoo bon ak affaire yooyu wallaahi ñu si ëpp buñ leen récupéré woon xam ni bon musuñu bon parce que dañ leen délaissé dañ leen bàyyi noonu ak seen bopp merci nañuy jàppalante booy yi nga xam te ñi ngi ci quartier yi yàlla def ñuy am note yu baax mais nañ leen jël wax seen yaay man de ci sa doom ji mën naa jël en charge jàng bi am na ñu ko mën mais dañuy xaar ñu tuddee leen tànn béer wala ñu xaar ñu tuddee si quartier bi pour ñu mën a génne moo ni def loolu mais nañ génne xaalis bi jox ko jaami ngir yàlla da lay jox sa bos ak bosu keneen bu doon sa bos kese la lay jox du la jox ay milliards nit ñi nekk fii amul junni ku yàlla jox da ngay xam lu tax mu jox la
te lépp lu fi waay am ëllëg da ko fi bàyyi. nañ bàyyi loolu xel lépp fii ñu fi gënoon am ñi fi nekkoon nekkatuñ fi. est-ce que comprendre nga. alal luñ nga mën a fànqal ci ëllëg dafa bari. mais xaalis nañ ci jaamu yàlla ñu dimbali jaami bu ñu bëggee am sécurité bu ñu ko deful du ñu mës a am sécurité man maa la ko wax. affaire bii am nii barki démb. ça n'a rien à voir ak ñun lu ñuy xaaral Sénégal parce que li fiy am moo tax. xam naa bu ñu gënee dem incha allah lépp dina gën a leer te album bi dina leeral lu bari am na yu bari yoo xamante ni constaté nañ ko durant suñu absence gis nañ ko bon mais ñun dinañ wax. na gaa yi xam ne daal saa yi ñëwaat na de. may wax sa fans yi lay sama fans yi waaw di leen sant di leen gërëm xam nga di leen ñaanal jàmm te di ko sàkk si ñoom di leen wax man tamit nañ may ñaanal jàmm ñaanal ma jàmm bi jëm ak jàmmiru man pratiquement Sénégal bon ñëpp samay fans lañ ñëpp samay fans lañ paa yi maire yi surtout ay paa maire lu ma ci am fans ay imam ay sëriñ lu ma ci am sant fans yàlla def na dafa bëri quoi te maa ngi ciy santaat yàlla bu baax ñu ñaanal ma yeggali sumb bi di wax gars yi ah waaw nañ ko pare rek affaire bi moom du yomb luñ ko bëggee rek mooy loolu gars yi dañuy wax ay xaw ma temps yi maa ngi koy dégg nañuy jël xaw ma rappeur bi ëffal ko man pare naa nañ ma ëffal ku nekk ba mu des sama waa écrit waaw 313 ñëpp soxla naa gars yi underground old school new school dafa mere gars yi ayoo lépp mën loolu mën naa nekk gars yi instant bi pare naa quoi di ñaanal gars yëpp di big up ñëpp di ñaanal sama waa place waa Jëjël shop waaw mooy loolu quoi maa ngi ñëw jaay si yére yeeg affaire yi mooy loolu jërëjëf waaw jaajëf merci jërëjëf kontaan nañ ñoo ngi dalaloon kilifa bu màgg gi néew bi jotam jafe woon na trop pour jàppoon ko jafe woon na trop mais yàlla def nañu dalal ko ñoo ngi leen di jox rendez-vous ci prochaine émission ci seen chaîne Kaba Film Culture Unis ciao